Sénégal yi sunu gaal jóg leen yéen te manko Sénégal yi sunu gaal jóg leen yéen te manko Sénégal yi sunu gaal jóg leen Amis et téléspectateurs bu dernière minute info ñoo leen di jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay di leen ziar bu wér a wér di leen wax ni namoon nañ leen waaye ñoo leen di jaajëfal tamit ci kóolute ak ànd bi ngeen ànd ak ñun ci suñu plateforme digitale di dernière minute info ñoo ngi nii ci suñu rubrique midi info ànd seeg ñaari kàngam yi nga xamante ne à chaque fois dañuy wéet ci plateau bi sama càmmoñ may nuyu ki nga xamante ne moo di soxna Dieynaba noo def. soxna di ko man di nuyu bu baax di nuyu sëñ Abdou Kane mi nga xamante ne laa bokk plateau bi di nuyu également ami internet de dernière minute yi nga xamante ne depuis boobu ba léegi ñu ñuy suivre à travers excusez-moi notre plateforme digitale de dernière minute info. su ko defee damay jox ki nga xamante ne moo di sëñ Abdou moom tamit mu nuyoo ak ñi nga xamante ne ñoo di téléspectateurs yi sëñ Abdou ginnaaw bu ñu la nuyoo noo def. soxna di ko maa ngi lay nuyu di la ziare itam di nuyu soxna Dieyna di nuyu téléspectateurs yi ñu suivre yëpp ci seen chaîne dernière minute info merci. waaw su ko defee rek yaakaar naa ne dañuy xuus ci li nga xamante ne moo ñu fi dajale ñun ñi soxna Dieynaba bu ko defee rek ñu jox la yow tamit li nga xamante ne moo di kàddu gi nga wax ñu lan nga indi. dëgg la soxna di ko maa ngi remercier bu baax avant tout nag dañuy jaale 3 personnes yi nga xamante ne ñoo jot a ñàkk seen bakkan ci manifestation boobu nga xamante ni moom la waa Yewwi Askan Wi jotoon na am foofu la ca place de l'Obélisque. waaw su ko defee ñun ñëpp yaakaar naa ne tamit même kaddu gi rek la ñuy indi di kaddu njaal ñi nga xamante ne ñoo di ñiy loru ci li nga xamante ne moo di manifestation bi Abdou. waaw soxna di ko juste écœuré par la situation. di commencer d'abord di jàll ñi nga xam ne ñoom la sama borom dogal ñu ñàkk seen bakkan ci manifestation yooyu. ak ci contexte buñ ko mën na ñàkkee quelle que soit la situation. sama borom yërëm leen te xaare leen àjjana. te vraiment ñu fexe nu ñu tirer leçon ci lii de manière définitive. parce que li mooy li ma doon wax rek la dernière fois c'est-à-dire je me questionnais à savoir. lii xew qui sera le véritable perdant. Et j'avais dit que c'est le peuple sénégalais. Bien sûr. Aujourd'hui je pense que l'histoire m'a donné raison. Parce que à chaque fois ñi nga xam ne ñoom ñooy les instigateurs ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy yaakaar ni ñoom la ñuy def riposte wala ñoom la ñuy def naqar. en réalité ñoom duñ ci gaañu. ñi ko déclenché dañ ci gaañu ñi ñu koy déclenché dem duñ ci gaañu. ñi ciy gaañu mooy ñi nga xam ñoo nekk entre ces deux feux là. Bien sûr. Et c'est le peuple sénégalais à chaque fois ñoom ñuy nekk vraiment les agneaux de sacrifice. te loolu lu war a dakk la loo xam ne tamit war nañ fexe ba xoolaat yan matukaay la ñuy jël. vraiment ba loolu dañ te li ci gën a métti mooy soxna di ko impunité bi ci nekk. c'est-à-dire da ngay gis ni yàgg na fi am des morts d'hommes ay manifestations fi am mais da ngay gis ni ñi ciy ñàkk seen bakkan. à chaque fois ñoom ñooy nekk les seuls perdants. la première des choses mooy dañoo dem ba toll fi nga xam ne jamono tey. ñun mort d'un homme day mel ne daal doonatul dara ñun. safatul kenn dara wax ni toute la population sénégalaise actuellement dafa mel ne dañoo nekk des complices sur ce qu'on appelle une apologie de la mort maanaam mort léegi do bakkan doomu aadama dañ ko commencé sofantal. ba sax léegi boo déggee 3 morts wala 2 morts tu te dis que du dara. da ngay xaar pour am 10 morts wala 14 morts. pour nga mën a réagir. pour nga ne kon dara li xew maanaam mu ngi soog am ampleur. te dafa am benn borom xam-xam Joseph Staline. Staline da doon wax naan la mort d'un homme. c'est une tragédie. mais la mort d'un millier d'hommes ou bien d'un ensemble d'hommes c'est une statistique. donc waruñu xaar ba ay bakkan di tuuru ñuy soog a jàpp ni l'heure est grave. benn doomu aadama rek bu gaañu ëpp na soxna si. benn doomu aadama bu gaañu dignité humaine boobu noonu loolu noonu bakkan boobu dara mënu ko fayu. waxoon naa ko fi keroog. un seul individu aurait perdu la vie que toute l'humanité aurait perdu la vie. donc ñun idéologie boobu image boobu ñu amoon Sénégal. fonk boobu cër boobu ñu joxoon dayoo bi ñu joxoon bakkanu doomu aadama. dafa mel dañ ko commencé. bu ñu la déggee ngay wax fan la ñu war a mën a situer li nga xamante ne moo di responsabilité aussi. waaw la responsabilité donc ce sera partagé. parce que déjà yow da ngay gis ni mooy li ma wax rek. dañuy embarquer population bi dans un faux combat. parce que man je pense que dañoo war a coow li bari na certes indi diw am njaay indi jóob. mais enjeu élection yi. waruñu ko bàyyi waruñu ko perdre de vue. bien sûr te enjeu bi je pense que ce ne sont pas les personnes périssables de Ousmane Sonko. ou bien la personne de Ousmane Macky Sall. ñooñu nekkuñu des enjeux fondamentaux.
ak liste Yewwi Askan Wi wala liste Benno Bokk Yaakaar ce ne sont pas des enjeux fondamentaux soxna si li ëpp solo mooy naka la ñuy fexe ba préserver la dignité humaine naka la ñuy fexe ba lu mën a xew quelles que soient les divergences ñu mën a toog autour d'une table waxtaan ba trouver solution. mais bu ñu xoolee li nga xamante ne moo di comme li ngay wax ni dialogue politique à chaque fois ki nga xamante ne mooy njiitu réew bi à chaque fois da koy sàkku mais kii di Ousmane Sonko moom ba tey jii nii mosuñu koo nemmeeku ci li nga xamante ne moo di dialogue politique yi donc est-ce que loolu tamit dina tax ñi nga xamante ne ñoo di jeunesse bi ñiy féetee bokk ci coalition Yewwi am conscience boobu noonu. waaw gis nga lu mën a am rek gis nga man dama bokk ci ñi gëm vraiment. dafa bokk samay conviction interne et personnelle mooy que ni je crois que c'est seulement dans le dialogue que l'humanité peut trouver sa condition de survie et de réussite lu dul dialogue ko gën boo li Seydi Lamine Niass doon wax naan nit ñi il faut parfois nga leen di bàyyi ñuy wax seen xalaat parce que buñ ko waxul jëf ko te foofu la ñu toll ci jamono nit ñi buñ fekkee dañoo am lu leen naqari ñu bëgg ko wax da nga leen di bàyyi ñu libéré wu wax ko nga dégg leen mais gis nga li xewoon événement mars dañ fa jógee ñu gis président de la République mu ne li xewoon mars du xewati ñun yaakaar bi ñu ci amoon mooy ce serait des stratégies politiques wala une approche boo xam ne day nekk une approche intelligente boo xam ne ce sera une manière de gérer la situation ba lu mel noonu du amati moo xam naka lay calmer ndaw ñi moo xam naka lay charmer ndaw ñi à travers sa politique mais yaakaaruñu woon ni li ñu doon xaar mooy du fi amati boo xam ni leader dafa war a jóg dem manifestation nga tànc ko këram. waaw mais bu ñu fàttalikoo tuuti Abdou ci li ngay wax mooy manifestation bi ñoom bi ñu demee fi nga xamante ne moo di police centrale ñoom d'après leur point de presse bi ñu def nee na ñoom bi ñu demee police centrale damuñu fa woon pour autorisation mais dañoo dem pour yëgal leen ne dañuy manifester est-ce que loolu tamit nekk na loo xamante ne lu jaadu la. waaw gis nga manifestation tamit la ñu mën a wax. constitution moo ko maye. bien sûr donc article 8 moom may bépp citoyen boo xam am na lu ko naqari. mu def manifestation wax soxlaam léegi nag ñun li ñuy naqarlu à chaque fois mooy ñun suñu leaders yi li tax ñuy manifester est-ce que dëggantaan jaay jar na manifester loolu mooy première affaire bi parce que c'est-à-dire il faut pas ñu embarquer ñu dans un combat boo xam ni li ma wax sànq c'est un faux combat. mooy gëmloo ñu ni que ni ñaari force yi fi nekk mooy le peuple ak peut-être l'État le régime qui est là nga xam ne moom il dispense d'une force matérielle peut-être wala d'une force militaire ki nga xam mooy peuple bi moom jàpp na ni moom il est souverain te tamit dooleem rëy na rëy goo xam ne war naa mën a jaamarloo ak état day mel loolu la ñuy gëmloo mooy dégg discours yi mooy peuple moo ëpp doole état maanaam di def la comparaison entre peuple bi ak état bi fi nekk alors que c'est une fausse comparaison waruñu sax jéem a comparer ñaar yi peuple warul dal ci kaw état tamit warul dal ci kaw peuple parce que dafa am benn boroom xam-xam Machiavel nga xam ne xam nañ ko bu baax dafa doon wax ne il y a deux manières de combattre mu ne l'une avec les lois l'autre avec la force mu ne la première est propre à l'humain mais l'autre nous est commune avec les bêtes bien sûr gis nga ñun bu ñu demee ba mënatuñu xeexee ci loi yi mënatuñoo am justice bu jaar yoon mënatuñoo fexe ba li nga xam ne mooy suñuy loi ak suñuy texte ñu defaraat ko régiraat ko ba nga xam ne ñëpp ci ànd mancé ce sera un consensus global ñun tant que egguñu foofu rek nañu xam ne on fera référence à l'autre type de force te mooy di agir avec violence di agir avec force di agir avec cœur et non pas avec raison. kon bu ñu déggee li nga wax maanaam fu mu toll nii foofu lañ toll. foofu lañ toll malheureusement parce que mooy li ma wax sànq rek gis nga enjeu de taille nit ñi dañ ko perdre de vue lan moo war a nekk enjeu bu ñu waxee enjeu mooy qu'est-ce qui est en jeu maanaam qu'est-ce qu'on gagne ou qu'est-ce qu'on perd sur les actes que nous posons loolu moom solo la ce sont les interrogations qu'on doit se poser mais du cadre Ousmane Sonko moo woote du cadre Macky Sall la ñuy xeexal affaire bi dafa dépassé foofu bien sûr est-ce que li ñuy xeex jar na benn doomu aadama kese di ci ñàkk ba kanam encore une fois man ba tey fa laa jéem a aj question dogguma la sax jeena ba am na koo xamante ne sax moo ko doon wax nee na li nga xamante ne moo di fu mu toll nii moom yaakaar na ne léegi dootu xuloo la ci kenn dootu xeexala ci kenn moom daal day xaar ba élection jot mu dem voté ji ñëwaat toog nee na loolu daal mooy meilleure arme moom boo xamante ne moom la yor yaakaar naa ne je pense que ci loolu la nga bëggoon ñu waxtaanee rek moo di ba tey ci manifestation bi rek dañuy waxtaanee li nga xamante ni moo di opposants yi nga xamante ni ñoom lañ jot a jàpp jot nañ faa jàpp ay opposants pareil que des leaders politiques
bu ñu nemee ko aussi ñu moo di kookule nga xamante ni moo di Déthié Fall. di Ahmed Aïdara ak di honorable député Mame Diarra Fam. yaakaar naa ne loolu sax def na tour des réseaux sociaux ki nga xamante ne moo di Ahmed Aïdara moom nag dañ ko patamee yóbbu ko comme ñeneen ak te bu ñu seetloo tamit mbir mi du loolu rek mais ñi nga xamante ne ñooy ñi initier li nga xamante ne moo di manifestation bi ñoom kenn gisul leen ci terrain bi ndax nee nañ sax dañ leen a tëj fi nga xamante ne moo di seen kër xaw ma nag dañ leen a tëj seen kër wala quartier bi ci boppam lañ tëj parce que ñoom nee nañ li ñu doon bañ mooy di propagande déguisée te yaakaar na ne ñoom bu ñu wàccoon sax amaana wax ji du yem fii rek manifestation bi du yem fii rek Abdou su ko defee nga xuus tuuti yow it. waaw gis nga loolu ba tey mooy day dellu ci li ñu doon wax rek. à chaque fois te mooy ñi ñuy woo ñu xam déjà ci lan lañ leen di woo ak ñi leen di woo ñoom ban posture lañ ci am. maanaam ñoom ban position lañ lan la leen jaral en réalité. ñoom ils sont prêts à aller jusqu'où. Parce que man vraiment honnêtement j'étais écœuré de voir un leader qui était le véritable instigateur de ces événements. Bien sûr mu taxaw naan may leen ma jàll sama doom day jàngi pendant ce temps yow ngay pendant ce temps y a des gens qui se battent contre ñi nga xamante ne ñoo di force de l'ordre yi pour li nga xamante ne mooy li nga initié pendant ce temps yow nga jël sa doom nga leen pour mu dem jàngi aussi y a des choses yoo xamante ne vraiment ça joue dans la psychologie des gens quoi. nga pour équilibrer le débat sax pour ne pas être monotone. ni ñu koy waxee fii noonu lañ koy waxee dans le cas adverse. c'est pas un plateau boo xam ne dañ fiy toog di défendre Macky wala défendre. bien sûr moo tax parfois ñuy ñëw di ni ñuy waxee ñii seen i méfaits noonu la ñuy waxee ñii seen inconvénients en même temps. bien sûr mais loolu dafa doon loo xam ñaanu nañ ko donte xale la moindre des choses mooy nga téye ko këram au moins jour boobu mu perdre ay couram ñu xam ne yow au moins sacrifice du temps lay def sa famille. mais j'épargne ma famille sama doom may leen ko day dem jàngi. au même moment doomu jàmbur yi ci suuf ñoo xam dañoo cessé seen cours bàyyi seen liggéey ñëw wàcc ci mbedd bi ñëw di xeex ak yow donc loolu c'était un manque de respect notoire à l'égard des Sénégalais li ci des tamit mooy damay wax sànq rek gis nga réew mi dañoo war a fexe ba loi yi leer fexe ba justice bi am doole ñoom une justice indépendante indépendante nag bu ñu ko waxee mooy justice boo xam ne exécutif du am mainmise ci moom parce que bu ñu amul loolu rek réew mi dañuy mën nañoo dem fexe yaakaar ni régler nañ problème bi mais à chaque fois sera retour à la case de départ. bien sûr te loolu mooy fa diine yi wala ñuy joxoñ autorité yoo xam ne seen yoon nekkul ci coow yi jàpp ni ñoom ñoo ko waral alors que ñoom seen yoon nekkul parce que man ce que je ne peux pas comprendre mooy yow booy def sa manifestation doo tàggu kilifa diine wala boo ko tàggoon bu la ne woon toogal sax doo toog yow nag boo demee ba jéyee am nga am ñàkk fayda wala ñàkk respect ak ñàkk personnalité ñàkk jox worma kilifa diine gu toll ni taxaw naan kilifa diine dañoo war a génn wax dégg naa ci ay nit ñu mel ay Karim Xrum Xax ak ñeneen ñi loolu c'est du manque de respect notoire il faut ñu delloo cër suñuy kilifa diine yi boo xam ne noo doo woo ko defoo ko kilifa looy def doo ko tàggu sëñ bi boo demee ba nekk sa nguuta def say jéye ba ñu jàpp say otage politique moom lay neex mu addu mooy xool ban moment la war a àdd ak naka la ci war a àdd mais yow yaay taxaw di briguer sur la table pour naan ko da ngaa war a yëkkati loolu li ci des mooy ces otages politiques là je pense que li gën pour un climat social apaisé mooy ñu relâcher leen vraiment parce que bu ñu leen relâché wul fi muy jëm rek mooy dinañ déclencher beneen manifestation. mais est-ce que tamit bu ñu ko defee parce que ñu bëri ñu ngi naan l'état est faible mais loolu tamit bu ñu ko wanee est-ce que tamit du nekk faiblesse su état du moment où ñoom ñoo dem affronter ak ñoom jël leen yóbbu leen kon parce que trouble à l'ordre public lañ leen jàppee. parce que loolu yépp c'est l'appel à l'insurrection. ndax yaakaar naa ne ñoom ñi nga xamante ne ñoo di leader politique amaana bu ñu wàccee tamit day gën ampleur bi day ëpp fii. et je pense que mu yem fii moo gën tamit muy indi leneen. waaw xam nga dañuy wax ni lu dul jàmm ko gën. parfois da ngay xam lan mooy priorité ak comment faire pour sauver l'essentiel c'est-à-dire boo am na yoo xam ne yenn acharnement yi wala yenn yi boo ci duggee rek da ngay perdre de vue li nga xam ne moo ëpp solo. te fi mu toll nii je pense que ce qui est l'enjeu de taille. mooy la stabilité nationale. fexe ba réew mi jàmm dellu si fi. te li leer ba leer mooy jàmm mënu fee dellu si fi lekk ñi nga xam ne ñoom ñooy homme politique otage yi ñu jàpp. parce que dañ leen di jàppee des prisonniers politiques. duñ leen jàppee comme quelqu'un boo xam ne dafa doon dem manifestation. ñu ñàkk koo jox ndigal. mu xotti ndigal yooyu noonu dem def lu ko neex ba ñu jàpp ko duñ ko jàppee noonu. duñ ko interpréter noonu te duñ ko waxee noonu askan wi. te tamit leneen li mooy am nañ mbooloo moo xam ne topp nañ seen ginnaaw ba ñoom jàpp nañ ni ci combat boobu ñu leen di woo mooy le combat le plus noble. am na ñoo xam sax jihaad lañ ko def.
am na ñoo xam ne dañoo yaakaar ne bu ñu ci deewee ce sont des martyrs. c'est ce genre de psychologie là qu'il faut essayer de comprendre et de pénétrer. mooy tax nga mën a régler problème bi. mais boo ko jàppee ci Ousmane Sonko wala ci Ahmed Aïdara rek du dem. parce que dañuy wax ni defe naa Gandhi moo ko doon wax dès que quelqu'un comprend qu'il est contraire à sa dignité d'homme d'obéir à des lois injustes, aucune tyrannie ne peut la servir. Et je pense que foofu lañ toll actuellement. bien sûr Diena ba bu fekkee ne am na leneen loo xamante ne bëgg nga ko yokk ci fenêtre boobu rek. voilà soxna di ko moo di dernier point bi rek di coupure d'électricité bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko démb ak tey. voilà waa excusez-moi waa Senelec jot nañ cee yaatal expliquer li waral boobu les coupures. waaw parce que démb bu ñu xoolee li ci gën a nemmeeku mooy am na zone yu bari yoo xamante ne démb seen courant dafa coupé woon waaye yaakaar nañ ne ñoom ñi nga xamante ne ñoo di ñi yore kuréel boobu waa Senelec ñoom tamit ñu ngi jéggalu ñi nga xamante ne ñoo di askan wi ndax nee nañ li nga xamante ne moo ko waral du dara lu dul fourniture d'électricité ci li ñu mën a jàpp mooy maanaam dañ doon am yenn zone yoo xamante ne dañ fa doon def ay installation loolu nag moo war a yenn zone yi jotuñu ba tax ne ñoom tamit jéggalu nañ li nga xamante ne moo di askan wi Abdou. waaw foofu moom je pense que dama fa yàgg je vais évacuer très vite. mooy je reste optimiste. am na yaakaar gu wér que ni li ñu wax ni dañuy nekk di def ay travaux loolu moo am. parce que tamit lu ñu seetlu wala lu ñu mën a wax mën koo sedd régime bi fi nekk. mooy il y a un bon bout de temps boo xam ne. coupure d'électricité moom nekkatul problème dans ce pays. loolu moom il faut le dire de manière honnête et ouverte. dem nañu ba tolloon jamono boo xam ne guddi bu jot yaa ngi xalaat coupure d'électricité. tailleur yi événement bu jotee seen xel du dal. parce que dañuy toog seen machine ndax courant coupé mën nañ toog toute une nuit boo xam ne du ñu liggéey. en plein événement ndax coupure d'électricité bu métti woon. waaye li ñu gis ci régime président Macky Sall honnêtement mooy coupure d'électricité moom nekkatuloon coono. da ngay fàtte sax ni coupure courant am na. ci air boobu lañ nekkoon. donc bu ñëwee ba un mois donné ñu commencé ko gisaat 1 ou 2 jours. dañuy am yaqin rek am njort bu rafet ni dañoo nekk ci ay travaux et que c'est vraiment provisoire et que benn activité bu éphémère lay nekk boo xam ne. ça va évacuer très vite. su ko defee ñu jaajëfal ñi nga xamante ne ñoo di Senelec ginnaaw bi nga xamante ne ñoom jël nañ kàddu jëmale ko ci askanu Sénégal di jéggalu bu baax a baax loolu nag ràññee nañ ko ci liggéey bu nekk rek dina am loo xamante ne mën na fa amati. waaw soxna Diena bu ko defee rek dañ lay jaajëfal ci sujet d'actualité yi nga xamante ne baaxee ngañ ko tey jii nii bu ko defee rek damay may ñi nga xamante ne ñoo di suñu mbokk internet bi benn minute boo xamante ne dañuy sóobu ci li nga xamante ne moo di deuxième partie bi waxtaani ci li nga xamante ne mooy li ñu fi indi ñu jéem koo tënk tuuti rek bu ko defee ñu dem ci deuxième partie bi. Sénégal yi sunu gaal jóg leen yéen te manko Sénégal yi sunu gaal jóg leen yéen te manko Sénégal yi sunu gaal jóg leen. waaw bu ko defee ñëwaat nañu fii ci deuxième partie Midi Info àndaat ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu àndaloon ci première partie bi ginnaaw luñ bi nga xamante ne waxtaan nañu ci sujet d'actualité yi nga xamante ne soxna Dieyna exposé na ko dañuy gën a xuus rek waxtaanee ci li nga xamante ne moom lañ ci gën a nemmeeku maanaam détails yi ak ñoomin seen ndax bu ñu nemmeekoo li nga xamante ne moo di manifestation bi fii ci Dakar fële ca Ziguinchor yi tamit ñoom tamit amal nañu manifestation ba tax na sax am na ñoo xamante ne jot nañ leen teg loxo waaye kii di ministre de la justice di Malick Sall moom tamit jot na ci yàbbi ndax nee na képp koo xamante ne laale nga ci mbir boobu ndax def na ay dégâts moom nag nee na ku ci nekk na assumer ay responsabilités Abdou. loolu je pense que soxna di ko day revenir rek ci type d'autorité yi ñu war a am ak tamit image bi nga xam ne moom lañu war di incarner. Je pense que Guy Marius Sagna bu fekkee dañ ko jàpp mu ne du wax mi ngi ci ay droit am parce que il a le droit de garder le silence. Même avec la présence de ces 2 avocats. waaw loolu nag mi ngi ça relève des avocats maintenant. ñu xool est-ce que par rapport à la situation de l'heure est-ce que ñoom waxloo nañ ko wala est-ce que du ñoom ñoo ko noppiloo. parce que là aussi ce sont les questions qu'il faut se poser. est-ce que du ñoom par expérience ñoom ñoo ne ko bul wax wala waxal wala boog tolloon nañ ci tempérament foo xam ne jàpp nañu bu ñu waxee day wax loo xam ne mën na kaa gën a dugal. parce que parfois tamit les prisonniers wala boog ñi ñuy jàpp. loolu mooy seen problème. da ngay toll situation boo xam ne da ngay wax dara ci tàngoor bi nga waxee ak sa tempérament bi nga koy waxee. moo lay dugal ba yóbbu la ci fitna wu gën a rëy sax yow wañ la doon jàppee. moo tax léeg-léeg par expérience.
yenn avocats yi am na foo xam boo ko tollee dañ lay conseillé ne la dalal parce que li xew Ziguinchor gis nañ ko. ay balles réelles lañ fa tiré donc loolu da ngay xam ban état la war a yóbbu Guy Marius Sagna. donc kooku je pense que à ces heures là. ak ci tàng bi li gën ci moom mooy mu noppi. li gën ci mooy mu xaar ba dal. ba xelam ñëwaat ba mu giif mu soog a yëkkati benn kàddu. sinon rek mën na agir par colère. wax loo xamante ne si sax mën na ëpp wala mu jéggi dayoo. ba toññar bi sax tooñ bi nga xam ne moom lañ ko tooñoon. ci loolu rek la ñuy desandi dañoo nemmeeku ki nga xamante ne moo di Pape Djibril Fall moom mi nga xamante ne yàggul dara bi mu duggee ci langue politique bi jot naa yëkkati ay kàddu di masawu ñi nga xamante ne moo di jeunesse bi waaye teewul ñaax na leen ndax neen la ñoom seen jëm bopp yaakaar naa ne lépp lu ñu bëgg a am na loo xamante ne ci yaru ak tey lañ ko mën a amee waaye du ci fitna moom tamit bu ñu defee loolu ñi nga xamante ne ñoo di waa coalition Yewwi gisee wuñ ko noonu ndax am na ay saaga yoo xamante ne jëmale nañ ko ci kanamam ne ko sax ki nga xamante ne moo di njiitu réew mi sax mbaa jënd ko sax ñoom daanaka wax nañ lépp ci ay commentaires yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko yaakaar naa ne loolu tamit ça suscite un débat. waaw soxna Dicko xam nga man moom peut-être je serais mal placé pour parler de Pape Djibril. Sénégal daal. li ñu naan ude. matul seede ci deru bëy bu dee. parce que lu mu wax rek dañ naan der ba lay jéem a lewal. loolu moo ñu dal ci moom. parce que dañoo am la chance côtoyer ko. dañ ko doon gis de loin di ko seetaan à travers les plateaux télévisés. doon gis mu am lu muy incarné. ñu sentir bu baax suñu bopp ci discours am. waaye yemuñu foofu dañoo dem ba am chance côtoyer ko. séq ak moom yu bari. dund ak moom yenn yi dem ba xam exactement la vraie personne de Pape Djibril Fall qui il est ndekete li ñu doon gis ci plateau bi sax c'est de loin ak moom li mu doon dëgg-dëgg. parfois mooy li ñuy wax rek image wala télévision léeg-léeg day am sa yenn aspect yu muy masqué. mais que yow mën nga dépasser largement côté boobu. leneen li mooy gis nga réew mi am na loo xam ne dañoo war a comprendre que ni mënta nekk. gis nga réew mi. kenn mënu fee fexe ba am fi unanimité. loo xamante ni si Abdoulaye Wade amu ko Senghor amu ko Abdou Diouf amu ko benn leader bu fi mën a jaar amu ko. au-delà même de ces personnages politiques. même Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi woote woon amul unanimité. ñëwul ñëpp gëm ko ñëpp ànd ak moom. Yonent yàlla Nuux ñaata at la woote. 80 personnes moo ko gëm pendant des milliers d'années. kooku sëñ bi yow boo ko comparé ak yow sa mission par rapport ba nga jugee ak léegi. mais yow da ngay xam ne yow li la yàlla mooy sax ëpp na. yow kon li nga war a def mooy li nga amul. nga santee ko li nga am. te leneen li tamit mooy am na loo xam ne c'est inadmissible. c'est inconcevable. mooy yow mënoo ne gouvernement bi fi nekk nguur gi fi nekk. dañuy xeex li nga xamante ni si mooy maanaam bëgguñu ku uute ak ñoom gis-gis. bëgguñu une guerre d'opinion. bëgguñu un bataille d'idées de pensée. mais yow à l'interne wala boog à l'échelle élémentaire. li ngay def tamit mooy lu mel noonu. parce que li ñu gis mooy lan képp ku jug rek fi mu toll nii wax joo xam ne c'est pas en phase avec Ousmane Sonko rek. ay insulte mooy jug. ay saaga taxe la loo xam ne ñoom ñu koy wax leer na leen leer yàlla bu ñu wéetee seen aqulataalaay xam nañ ni Pape Djibril Fall personnage am dépassé na la. waaw parce que moom du Pape du ñi nga xamante ne ñoo di waa coalition Yewwi rek la waxal ñaax na sax ñi nga xamante ne ñooy ñi bokk ci Benno Bokk Yaakaar ndax nee nañ ce pays est un pays démocratique donc képp koo xamante ne war ngaa wax dara war nga ko waxee ci anam yi nga xamante ne mooy jëm ci li nga xamante ne moo di askan wi. il a coupé la poire en deux. comme il le faisait dans sa routine. loolu la yàgg tàmm di def bu dara xewee mu wax li nga xam ne moom la jàpp ni mooy njëriñu askan wi. daf ma mës a wax ni man bu problème amee ñaari question lay posé wu. 2 questionnements laay am man ko yan la mu ne ma premier questionnement bi mooy de quoi est-il question. maanaam lan moo xew. mu ne ma bu question boobu jàllee ba ma am ci lu ma leer deuxième questionnement bi may posé wu xam nga mooy lan. mu ne ma mooy fan la ci njariñu askan wi féete. te boo ko déggoon ci discours am Pape Djibril Fall loo ko bañ loo ko noono bu waxee da ngay xam ni kii lim la wax xanaa nga nangu ko ak nga bañ ko nangu. mais lu leer la lu am transparence la. li ci des mooy doo comprendre à la limite ñun li ñuy bañal Macky Sall moom la ñuy nekk di def ci suuf mooy Macky Sall bëggul adversaire Macky Sall bëggul ku wuteeg moom gis-gin mu tëj la wala mu dóor la mais ñun loolu la ñuy nekk def te loolu c'est une dictature rampante. mais là il ne s'agit pas de Macky Sall quand même nañu waxante dëgg am na loo xamante ne là il ne s'agit pas de Macky Sall waxuma ko pour jëlal ko part wala leneen ak leneen mais yaakaar nañ ne am na foo xamante ne gis nga nit boo bëggee nguur nañu waxante dëgg violence lu mu la xañu du la ko defaral am na loo xamante ne mën nga jaar ci yeneen étapes yoo xamante ne mën nga wax li nga bëgg a wax
ci anam yu leer yoo xamante ne doo sànni xeer kenn doo saaga kenn doo dóor kenn mais li ñu gis léegi ci langue politique mooy violence bi nga xamante ne mu ngi ci biir et ça reste ça demeure en fait te loolu yaakaar naa ne nekkul loo xamante ne ku nekk war na ko mën a rafetlu. c'est-à-dire gis nga maanaam bipolarité bi ñu bëgg a dugal askan wi moo mënta nekk mënuñoo gëm ne askan wi Macky Sall la wala Ousmane Sonko boo nekkul ci Macky Sall obligatoirement da nga war a nekk ci Ousmane Sonko. maanaam au delà de Ousmane Sonko kon kenn sañul incarné ne yow opposition nga. kenn sañul incarné ne yow da nga am volonté pour defar askan bi kenn sañul taxaw ne da nga bëgg a teewal sa réew kon mais loolu au nom de quoi léegi Ousmane Sonko mu sell bi luñ ko mën a taxé luñ ko mën a wax nañ ko wax mu sell bi nañ ko wax suñu sëriñ ni wax lu ne waaye lépp lu mu fi indi comme xalaat wala gis-gis on va penser cette pensée PEN avant de penser ces pensées PAN. parce que li ñu mënta concevoir mooy à la limite yow tu te demandes ñii est-ce que injustice sax lañ doon xeex wala est-ce que rek dañoo bëgg a nekk de l'autre côté du fusil. parce que à la limite day mel na ñoom bis bu ñu tollee ci rapport de force ci posture de force boobu rek ñoom kon dinañ ko jëfandikoo. parce que loolu lañ commencé def. ku jiyoog ñoom xel rek ñu fexe yow ba lépp lu ñu xam ci lu ñaaw teg ko sa der te yàlla seere na ni Pape Djibril Fall moom moo fi toogoon di défendre Ousmane Sonko ci dossier Adji Sarr moom kese nga doon dem plateau télévisé TFM nga dégg ko muy hausser la voix di défendre dignement Ousmane Sonko défendre ko woon pour la personne d'Ousmane Sonko. mais da ko doon wax parce que moo nekkoon xalaatam moo nekkoon gis-gisam et son vocabulaire de l'heure. mais malheureusement li ñu gis mooy tey jii ba mu amee beneen xalaat boo xam ne xaw naa wuute ak xalaat Ousmane Sonko rek ñi faroon ak moom ñëpp wala doon ko tàcc fële ba mu ko doon tàggal Ousmane Sonko tey ñoo wëlbati ko waat di tirer ci moom. te li ñu gis moom naa mooy les pro Sonko à la limite il se crée des ennemis. yoo xam ne sax naturellement lañ koy créer. te jëmalewu leen fenn am na ñoo xam ne sax peut-être mu ngi doon am lu ñuy xool ci Ousmane Sonko di ko xaw a kii ñeewantu waaye liy xew ak ni ñu bëgg a doxalee di bëgg a tirer sur tout ce qui bouge. il se crée des ennemis. et ñoom ñooy gën a yàqal ki nga xam ne mooy seen liberté mooy. te yaakaar naa ne sax ennemis yooyu ngay wax tax na sax ñi nga xamante ne moo di Colobane nemmeeku nañ ko xale yi nga xamante ne dañoo ñëwoon foofu pour manifester di taal ak ñoomin seen ñoom jeunesse bi nga xamante ne ñoo dëkkee foofu ñoom ñoo lànk ne ñoom duñ leen yàqal seen koñ parce que bu ñu leen ko yàqalee après ñoom ñooy nekk di defaraat et je pense que loolu c'est un message boo xamante ne message bu leer la message bu clair mais message bu responsable la parce que ki nga xamante ne moo di Seydou Gueye nekk porte-parole du gouvernement moom tamit il a salué ce geste parce que nag nañ wax dëgg léegi am askan wi toll nañ fi nga xamante ne boo leen naree yàqal li ñuy yor lu ñu yor wala lu ñu moom yaakaar naa ne yow la ñuy yàqal. et je pense que loolu jot na fi nga xamante ne moo di askan wi tamit ñu xam li nga xamante ne moo di seen njëriñ. mooy li nga wax c'est-à-dire ñun fi ñuy def suñu énergie. à la limite du foofu dañuy embarquer dans un faux combat. li ñu war a xeex dëgg-dëgg du loolu man am na combat yoo xam boo ma ci woon damay wàcc ak yow ci terrain bi. parce que damay xam ni c'est légitime daf ko jar. jar na sax sama bakkan des ci. mooy lan njàng mi gis nañ xale yi gis nañ professeurs yi ñaata heure lañ toog. def nañ ko bien sûr ñaata temps la ñu. amul kenn te pourtant ñu ngi nii di waaj a tëj di dem grève. kenn wàccu mais yow li ñu réflexionné ay écoles yëpp. musuñoo xalaat kañ la ñuy réflexionner élève kañ la ñuy réflexionner l'étudiant nga xam ne ñoom li ñu perdre ces heures yëpp nee nañ yéeyaay sauvé nañ année bi nee nañ yéeyaay élèves yi fi mu toll nii mën nañoo tëj changé wuñu puusuñu prolongé wuñu puusuñu durée bi nga xam ne fa la ñu waroon a tëj puusuñu date examen yi wàññi wuñu programme bi ci gën a yéeme ba pare nee nañ yéeyaay dañuy dem ay examen yi li leer ba leer mooy du nekk ay examen yu sérieux wala bu nekk ay examen yu sérieux dinañ bari boo yoo xam dinañ leen recalé téye leen ci loo xam ne ñoom ñooy les principaux responsables te li ci des mooy l'inconscience et l'insouciance des élèves c'est extraordinaire élèves yi ñoom seen bopp dafa mel ne ñoom xamatuñu fu ñu nekk xamatuñu lu ñu bëgg te loolu tam état def tam responsabilité suñu politiciens yi am ci responsabilité parce que ñoom ñoo war a apporter lumière ñoom ñoo war a fexe ba jeunesse bi ñu xam valeur enseignement ñu xam naka la ñu war a bëggee naka la ñu war a fonkee enseignement mais élèves yi xamatuñ ko tey jii prof bi bañ a ñëw moo leen gënal ñaar fukki junni yoon prof bi ñëw te loolu c'est malheureux te gisoo benn politicien bu ne nañ leen wàcc ci mbedd yi parce que élèves yi ñu ngi tëj école yi te seen programme matul nañu wàcc ci mbedd yi parce que élèves yi li ñu waroon a acquérir ci connaissance ci année scolaire bi 1/3 loolu acquérir ñu ko malheureusement ñu ngi dem ci ay vacances di tëji musul dëkk politicien bu ko dones wala amul kenn ku wàcc yooyu buñ lay combat yu mel noonu bu la ci woon da ngay xam ne lii c'est légitime bien sûr que ni yow sa bakkan bi si desee sax c'est au nom
de la connaissance. C'est pour xeex l'ignorance. Mais malheureusement li ñuy wax rek saa yi soo déggee ñu yëngatu rek. fauteuil bee tax. ni nañu fexe ba yi mel ni bu amee. ñuy topp responsable yi. ñi si ñàkk seen bakkan laay wax. bu fekkee policiers yi ñoo leen rey wala gendarmerie yi volontairement. ñu situer responsable yi punir leen. parce que benn cas lañ fi mës a gis punition bu am mooy kaaw Bassirou Faye je pense. te waxoon nañ sax ne taxé nañu état pour mu fay 50 millions mais mujjul fenn. maanaam ñiy dee tey jii ku fa mel ne ay mbóot la ñuy dóor ñuy dee wala ay melentaan du mujj fenn après on passe à autre chose loolu moo garaaw ci suñu réew te impunité moo mën a yàq réew moo mën a yóbbu famille ñooñu ñàkk seen bakkan ci benn haine benn rancune boo xam ne bul xam après naka la ñuy dundee ci société bi ak ban image la ñuy am ci société bi. te Platon dafa doon wax naan le plus grand mal à part l'injustice serait que l'auteur de l'injustice ne paye pas la peine de sa faute. loolu lu ñu war a éviter lu ñu war a joyante la. bu ko defee rek Dieynaba ñu joxaat la micro bi nga tàggatoo ak ñi nga xamante ne ñoo di suñu mbokk téléspectateurs yi. voilà soxna Dicko maa ngi lay remercier bu baax di remercier Mame Abdou Kane mi ma bokkal plateau bi di remercier également ami internautes yi nga xamante ne depuis boobu léegi ñu ñuy suivre à travers notre plateforme digitale Dernière Minute Info merci beaucoup. Abdou bu ko defee yow tamit nga tàggatoo ak ñi nga xamante ne ñoo di suñu soppey. waaw tàggatoo bu dul tàggatoo rek di leen jox dig daje beneen yoon incha allah ci seen plateau Dernière Minute Info. kon nag su ko defee dañuy yemale fii nga xamante ne moo di suñu thème du jour di jaajëfal ñi nga xamante ne ñoo di suñu mbokk internet yi di ñu safoo bés bu ne di ñu seetaan suñu plateforme digitale tey nag lii lañ fi indi woon waxtaanee ko ak yéen ñi su ko defee man dama leen di jox dig daje rek beneen yoon incha allah ci beneen time. Sénégal yi sunu gaal jóg leen yéen te man ko Sénégal